Serigne Saliou Seck maa ngi lay fay di nuyu di am mbégte vraiment di fi dalal Amath Diop di coordinateur comme ni nga ko waxee muy collectif bi yëngatu ci wàllub production eau en sachet yi di naka noonu tamit ñuy nuyu suñuy auditeur ak internet ñi ñuy teewlu saa su ne ci King FM 99.4 wala si suñuy plateforme Amath ñu ngi lay dalal bu baax a baax. ñoo ngi leen di delloo ziar Aminata te di leen balu àq lu bare bari ci retard bi. d'accord garaawul xam nañ ne fii ak Mbour dafa xaw a sori balaa ñu dugg ci seen grève bi nga xamante ne defoon ngeen ko semaine bi ñu weesu daal di décréter ñetti fan dañuy wax ci lu jëm ci actualité gis nañ jamono ji coronavirus bi lëmbee àdduna wërngal këpp waxtumalaat nag fii ci Sénégal di suñu réew ma bëggoon xam yéen ban gis-gis ngeen am ci situation bi. waaw loolu de moom lu doy waar la te lu yéeme la waa ni comme ay jullit lañ balaa lañ ko mën a jàppee boo xamante ni ci suñu borom la bawoo donc nag li jara bàyyi xelit mooy lépp loo xamante ni nguur gi wax na ko ci ku ci nekk na jéem sonn def kem na kàttanam ngir loo xamante ni mën na koo aar ci loola waa ni it ba tey li may bàyyi loo xel waa réew mi mooy nii ñun ñu néew doole lañ ñun ñu néew kàttan lañ ñun ñu néew yu baree bari la kon man takk naa ni li gën a doon sunu doole ñun ngir ñu mën a mucc yaakaaruma ko ci lu dul sunu borom ginnaaw bu ñu fegoo ci yu baree bari kon nañ dañ gën a def itte ci tuub ci dellu ci sunu borom te nag ñëpp maase ci ñaan yàlla mu jéggal ñu ndax moom képp lañ mën a sukkandiku mu yërëm ñu ndax li koy dëggal mooy ñi am doole ñëpp doon ci jéem tële nañ lott nañ rawatina nag kon ñi nga xamante ne amuñu kàttan waane bu ñu kàttanoo sunu borom rafet naa njort ci ni moom mi nga xamante ni lu mën a xew moom din mën nañoo dimbali aar ñu ci balaa bii. d'accord démb gis nañ njiitu réew mi daal di jël ndogal mooy état bu Sénégal ngir daal di tëj suñuy frontières yéen ngeen di ay producteurs nan ngeen gisee loolu. waaw loolu moom mbir mu ne rek dafay ànd ak ay mbiram waaye lii nag balaa la woo xamante ni nit ñi nga xamante ni wax dëgg dañ leen a dénk solo yi waa askan wi njàqare bu wàccee ci ñoom lépp lu ñu yaakaar ni mën na leen a dimbali ci seen jafeñ-jafeñ bi danañ ko def kon nag tëj gi nga xamante ni dañ koy tëj frontières yi ñun jàpp nañ ni sax nag yeexe moo ci am waaye wax dëgg rafetlu nañ ko. d'accord mais yéen li ñu tëj frontières yi du di leen indil benn gàllankoor ci seen liggéey bi ngeen di def. déedéet te it wax dëgg it bu ko amoon it da koy jar ndax am réew bu tollee ci yenn jamono yi nga xamante ni dafay am yu muy laaj ñun ñi ko dëkkee ñoo ko mën a njëkk nangu ngir loo xamante ni njariñi askan bi lépp lay doon loolu moo tax it ba tey dañ koy rafetlu ak jafeñ-jafeñ bu mu mënoon indi nag te rafet nañ njort sax que ni mën naa bañ a àgg foofu yëpp. yéen ngeen di ay producteur ci eau en sachet yi est-ce que yéen jamono ji yéen a ngi respecté mooy mesure hygiène yi ñu jël foofu ci seen usines yi yéen nekk. waaw loolu moom du jamono ji moo tax mu war ñu daf ñoo war ci jamono yëpp waaw comme ni mu waree doomi réew mi yëpp ndax wax dëgg set moom ci nit la bokk te it ci diine la bokk te it ci luy jàppandal askanu dëkkuwaay ci la bokk kon nag ñun ñoo ngi ci woon xanaa ñu dañ cee gën a bàyyiwaat xel gën cee dolli vigilance par rapport ak jamono ji nga xamante ni wax dëgg set tilim moom dafa bari da di yoon wi nga xamante ni nee nañ feebar bi ci moom lay jaar kon gën a bàyyi xel bi ñu ngi ci. d'accord ci loolu noonu nag ñu daal di def benn reportage daal di laaj askan wi seen xalaat ci par rapport yéen seen grève bi ngeen defoon semaine yi ñu weesu ndax da ngeen di ñaan nguur gi ngir ñu daal di soppi wala defaat date bi nga xamante ne moom lañ jàpp ngir tere lépp lu jëm rek ci jëfandikoo matière plastique bi ñu war a xaatim bi ñu war a door le 20 avril incha allah ngeen bëgg ñu soppi date bi tax ñu laaj askan wi Serigne Saliou bu yembee rek mën nañu déglu reportage bi te ñëw.
ñiy liggéey ci eau en sachet dakkal seeni activité ay bés yu ñu weesu ngir état bu Sénégal daal di soppi date bi ñu jàpp ngir door application loi bi tere jëfandikoo matière plastique ci réew mi ñaar ñi ñu dajee ak ñoom ci mbeddi Ndakaaru yi ànd nañ ak dogal bi les producteurs jël. bu ñu ko mun a interdit moom il faut moins de 1 an quoi parce que pour société bi tamit mu am ñu fa nekk mu am fu ñuy liggéey soit bu ñu ko bëggee interdit tamit na leen jox benn moyen boo xam ne mun nañu dépenser seen njaboot yi comme ça là mun na supprimer mbuus yooyu. état bi war na toog waxtaan ak ñoom ñu pousse télé bi quoi comme ça ñu gën mën a préparer bu fekkee dañ ko ñëw rek éliminer ko peut-être hygiène bi dinañ nekk en chômage te baaxul ci père de famille yi fa ne comprendre nga man moom d'accord naa ñu toog ak état bi waxtaan ak ñoom trouver terrain d'entente quoi ñu ko mën a pousse ñu pousse ko. wute lool gis-gis ak waaj yi dina buturam. Man je suis pour ñu appliquer loi bi non pas sax repousser ko ils avaient 20 avril cette loi là doit entrer en vigueur bu ñu xool Massamba bu ñu xool Mademba parce que tant que ñu ngi xool benn acteur ils vont toujours repousser cette loi là. mu dolli ci ne yi les producteurs bu ñu jiital seeni intérêt. solution yi mooy palliative yi ñu war a mun a utiliser yu dul plastique parce que plastique bi benn nit ñaari nit benn société ñaari société bu ñu xool seen intérêt ba bañ di xool lan ni ñu def ba lor nit ñi parce que nit ñi loolee nit ñi lor environnement bi moo gën a garaaw téeméeri junni yoon ñoom seen poche lii dugg seen poche yi. ñu jàpp application bi les loi ci ñaar fukki fan ci weeru avril bi ñu dëgmal tax ñiy yëngatu ci bile secteur di yëngu-yëngal ngir ñu mën a jëfandikoo li ñu jot a investir ba pare. jaajëf Aminata Ba nekk kon reportage bu am solo boo xam si jëm na ci wàllu woowee ak kon sunu waxtaan ak sunu gan ci nga xam ñooy jëngu ci wàllum sachet ndox yi ak mbir mu mel dégg nañ kon boobaak léegi daanaka jur na coow ak seen ay ñaxtoog li nu bëgg gouvernement bi defal leen ko Aminata Ba. Papa Serigne Saliou maa ngi lay jaajëfal di nuyuwaat tamit Papa Ma Jaxate Sarr mi ñu fekkaat ci plateau bi ngir ñu wéeg moom émission bi Amath dañoo bëgg a xam ban commentaire ngay def dégg nga li askan wi wax. waaw askan wi noonu rek lañ mën a xalaatee te ku ci nekkit li ci am solo mooy ñii nee nañ waaw ñii nee nañ déet ñii nee nañ dafa teel donc loolu ay gis-gis la waaye ñun jàpp nañ ni. mën nañ cee tontu ñëpp rek li ko njëkk mooy ki nga xamante ni nee na loi bi nañ ko appliquer te buñ ci xool kenn buñ ci xool dara dafa am ay wet yoo xam ne jàpp nañ da koo umpale loi bi applicabilité am ñun sikkuñu ci waaye dafa am luy jar a bàyyi xel ñun nekkuñu ci lu jaaduwul ñun nekkuñu woon ñoo xamante dañ leen a fekk ñu installé wu am ñuy jëfandikoo loo xam dañ koo tere déedéet ñun dañ ñoo joxoon autorisation sañ-sañ nañu mën ngeen a def ñu jël liñ am ñiy leb ay banque ñiy jël seeni mbir tay la ko ñiy jël seeni dajale ay xaalisu seeni ay mbokk dajale ko loolu yëpp ngir mën cee jëfandikoo loo xamante ni nguur gi moo leen ci jox sañ-sañ donc usines yooyu noonu la sosoo ñenn ñi ngi woon ci bitim réew bi ñu yëgee ni ñoom war nañoo mën a jariñ ak bëgg a dellu seen réew ci lañ jël activité boobu ñu jàpp ni loola day nit ñi ña nga cay liggéey ña nga cay jël ay doomu aadama ay doomi réew mi ñu ciy liggéey kon ñooñu bu ñu dikkaatee fii ñu toog jël seen alal def ca di liggéey takk nañ ni nguur gi bu demee ba am moom beneen gis-gis bu wuuteeg njëlbeen nga xamante ni moom moo ñu doon jox sañ-sañ yooyu jàpp ni lii de dafa am ay beneen jeexital bu muy def waxtaanu ci ak ñun xëy rek wàccee ko suñu kaw ñun jàpp nañ ni waa réew mi la war nañoo bàyyi xel ni loolu dana diis suñu kaw ci ñu xëy diiru 2 weer maximum 3 weer ne la da ngeen fiy jóge ci ab réew jàpp naa nit boo ko luwee woon sax sa kër te mënatu la fay bu àggee ba nekk ci jafe-jafe ñu fay yoon mayu la nga xëy génne ko kër ga rawatina koo xamante ni nekkul ci lu jaaduwul donc kon ki nga xamante ni jàpp na ni loi bi dañ ko war a appliquer dans sa rigueur ci àpp ga ca délégué te bañ cee mayee dara kooka maa ngi koy sàkku bu yàlla dogalee mu déglu wax dina bàyyiwaat li ñuy wax ñeneen ñi aussi seen wax mën naa gën a yaatu ndax ñoom jàpp nañ ni it wax dëgg nit ñi ñun souci yi ñu am mooy lan non seulement dina créer chômage ci lu gaaw a gaaw waane it ab entreprise buñ koy tëj dañ koy waajal même liquidation nit ki du xëy def ko rawatina nag ñoo xamante ni ay doomi réew mi lañ
donc kon buñ ko dee def ñun ba tey waxuñu buñ ko jëfandikoo ñun dañoo ne woon nañ ñu woo ñu waxtaanee loi bi bu fekkee ni am nañ solution ci ñoom jaaxle yi ñu am ndax ñoom environnement lañ ñuy wax bu fekkee ni am nañ ci ay solution yoo xamante ni mën na tax loola ñu jàppoon ñu nas ko ba namm koo def ñu mën koo bëma ñu ne ay ca bu fekkee ni loola amul it ñu may ñu ñun ñu waajal suñu bopp ci jëm ci loola. yéen ndax am ngeen ay solution par rapport ak yoo xam ne teg ngeen ko ngir mën a daal di rassurer leen ci seeni njàqare jëm ci alam gi. waaw teg nañ ko tegin yu bari yu yaatu yi ndax boo xoolee environnement bi li koy yàq lépp mbalit la bu dee liy génnee ci oto bi mbalit la bu dee li ñuy génnee ci kër di ko sànni ci mbedd mi loola la waaye joxoñ nañ ci mbuus li tax nag coow li gën a bari ci mbuus dafay jar a bàyyi xelit ndax mbuusu ndox dafa di loo xamante ni ginnaaw ngelaw la ñuy noyyi amul lu ko ëpp solo ci nit mooy li ëpp yi li nit mën a jëfandikoo ci journée donc kon ndox moom faw nit ñi di ko jëfandikoo ndox moomu nag defoon nañ ko ci ay mbuus di ko jox nit ñi ñu di ko naan léegi nag nit bu fekkee ni saa yoo amee jafeñ-jafeñ ca la nga ne yow benn solution rek nga am mooy beddi ko wan ko ginnaaw déedéet problème yi dañuy jaamaarloog ñoom di wut yan tegtal lañ koy defaree solution yi bari woon na trop. comme yan par exemple. premièrement li may faral di wax mooy le recyclage mooy lan ñu jëlaat mbuus yi mën koo toggaat jafeñ-jafeñ bi ci nguur gi amit lim doon mooy man jàpp naa ni tey bu ñu am na lu ma xalaat loo xamante ni diiru 3 weer buñ ko tegoon ci réew mi mbuus dootul am ci dëkk bi ndax mooy lan tey bu ñu newoon képp koo xamante ni ënd nga kilo mbuus 300 francs danañ ko jëndee ci yow kon mbuus tey du fi des ndax ku dajale ñetti kilo mbuus kese mën ci am dépense kon di nga gis ñoo xamante ni ci la ñuy topp di ci xëy chaque jour ndax mbuus bi danga koo mën di jëfandikoo saa yu génnee demaat nga mën ko jëlaat toggaat ci leneen defaraat ci leneen kii ko waaye boo xoolee par exemple usines yi defar mbuus di ko jaay ñu ngi koy jaayee kilo ci 2000 nangam dina dem ba 2500 2700 dëgg la léegi nag bu fekkee ni kooku fukk ak juróom la bëggee jënd kilo mbuus balaa ngaa daj kilo ni nga ciy mettee te fukk ak juróom nga cay am mënulaa fajal benn aajo du ñu xirtal nit ñi du ñu inciter nit ñi à ce que ñu war a mën a récupérer waat déchets yooyu mën koo jëfandikoo àdduna gi yëpp dem nañ ba xam ni déchet dañ koy mën a jëfandikoo waat ndax boo xoolee ba ci mbëbës ñu ngi ciy wut solution ci ñu mën koo jëfandikoo waat mu doonaan njariñ ci askan wi donc kon loolu benn la ci programme yi leneen li it mooy lan mënoon nañoo am ay usines yoo xamante ni ginnaaw loola collecte bi ñu récupération bi ñu amaat ay usines yoo xamante ni dafay traité waat mbuus yi bu ko traité ci la ñuy defar ay poubelle balai plastique yi ay kaas yu bari mën na ci génnaat yoo xam day delluwaat ci askan bi te du leen jaaxal bu boobaa waaye bu fekkee ni jafeñ-jafeñ bu am yow ña nga xamante ni yaa leen ca yebaloon ñu dem ca mënoo leen woo toog waxtaan ak ñoom yow sa xel tàbbiwul ci lu dul rek nga ni leen jeex na dakk na loolu la ñu rafetlu ñun suñu diggante nguur kon bu ñu déggee li nga wax mooy état bu Sénégal bi yoon jéemu leen seet si wala balaa muy jël dogal bi mu jël ngir waxtaan ak yéen ut solution ndax bu leen fàtte ni bile loi bëggoon nañ ko door ci atub 2015 waaye mujjee wut a dox. déedéet kañ doxoon na dafa di loi yi ñoo bokkul loi 2015 dafa jaral leeral ndax nit ñi jàpp nañ ni dañ ñoo avertiroon ci lu yàgg ñun balaa ñoo àgg ci tey te demeewul noonu. loi 2015 boo ko jàngee nguur gi dafa ne woon waxul ak industriels yi waxul ak ñiy produire waxul ak ñiy transport dafa ni mbuus bi nga xamante ni daanaka dañ ko fiy defar am dañ koy indi te micronage mooy dëllaayu mbuus bi nooy ba yées 30 micron moom moo doon lim tere donc micronage boobu moo doon problème bi moo waraloon mbuus yu ndaw yu ñuul yi daan ne ci marché yi daanaka ci yooyu la gënoon jeexital mais ñun bokkuñu woon ci loi boobu donc moo tax loi boobu nit ñi dañ koy faral di jaxase ndax yenn saa yi nga dégg ni mu ne yàgg nañ leen koo tere waan dañ ko bàyyiwu déedéet tëddoowul noonu ñun loi bi mu dikkee dafa maslaawul diisoowul yaatalalul dafa ni na fi yem est-ce que bu le passé maslaawul la dafa maslaaw nag yéen moo tax mujjewut a sotti non loi ba bokkuñ ci Aminata damaa bëgg nga bàyyi xel loolu loi boobu micronage
moins de 30 microns la. micronage bu ma la ko bëggee leeral mooy dëllaayu mbuus. léegi mbuus bi lu mu gën a néew micronage mbuus bi gën a woyof. lu micronage bi gën a bari mbuus bi gën a diis. ñun amul kenn kuy liggéey ci ndox ci moins de 50 microns. donc kon diggante fa mu waxee woon moom 30. ba 50 microns ñun lañ ca bàyyi sax ci seen écart yaatu na dafa bari waaw. donc kon ñun 50 microns lañ doon liggéey. di ko liggéey ci anam woo xamante ni moom lañ ñuy sàmm wanteeg li mu ñu wax. donc kenn mënuta woon def loola kon ñun loi 2015 bi dama bëgg waa Sénégal ñu xam ni loi boobu ñun laalewul ci ñun ñiy defar ndox. waaw loi boobu nag du jomb am na ñeneen ñum dal mais ñun moom wax dëgg waxuñ ñu woon dakkal leen ñun waxuñ ñu woon sax ni bu ñu àggee àpp sàngam dinañu arrêté li ngeen def ni donc may ñu woon ay délai waxuñ ñu woon ni waxuñ ñu woon ni lii dañ leen ko yaatalal ngir bu ñu àggee fii ñu def déedéet. ñun dañoo nañu mën ngeen a def am ngeen sañ-sañu def te yaatalal nañ leen pour ngeen def. donc kon loolu dafay jar a xam. waaye yéen tey li ngeen di grève xanaa production mooy matière yi ngeen yore mënoo leen cee produire leneen lu bokkul ak ay sachet. déedéet ñun machine yi nga xamante ni moom lañ jënd ci mbuus rek lay liggéey donc loolu investissement bi yépp ci mbuus la. donc kon ñun mënuñu soppi li ñu doon def ko ci beneen jumtuwaay bu wuuteeg mbuus. donc wala loolu boo ko doon def dafay laaj li nga fi am lépp da ngay dindi sànni ko wuuti leneen ñëw indi ko doo ko cee teg te loola it yombul te gaawul. donc bu ñu xoolee maanaam impact bi mooy loolu mooy daanaka mesure bi moom bu ñu ko dugalee nii te yéen waajal leen ci seen bopp daanaka mën nañ ne seen liggéey gi dafay taxaw. liggéey bi dafay taxaw mooy ñi ñu nekkal ñi ñu jël di leen liggéeyloo ak ñi nga xamante ni ci marché yi ci gox gi ci gox-goxaan yi ci garage yi ci biir dëkk bi yëpp ci loola lañ doon suturloo. dinañu xëy ñoom ñëpp seen liggéey yàqu. liggéey bu yàqu nag ci askan ni mu doyee waa jar naa bàyyi xel rawatina bu ko bettee nga doon am dépense di am dépense xëy bés képp yeewu sa biir kër mënatoo joxe dépense xëy sa biir kër mënatuloo fayal say doom jàng xëy sa biir kër sa doom mën laa jox ordonnance mënatoo koo jënd loolu jafeñ na ci kër te jar naa bàyyi xel it. alors tey taxawaay bi lan la par rapport ak situation bi fi mu toll état bi moom fu mu téye na ko. waaw waaye ni jàpp nañ ne rek ba tey fi léegi àggaguñ ci bésum tabaski comme ni ma koy waxee rammu ak tinu mën naa am. waaw ndax it jàpp nañ ni boobu ba tey ñu ngi wax. ñu ngi leeral ñu ngi sàkku ay ndimbal di sàkku ay jàppale ci kilifa yi nga xamante ni nag wax dëgg kilifa diine yi ñoom ñooñu ilifee ñun ñëpp ñu nag waa nguur gi ndax nguur gi dont bu fekkee ni. président mooy bàyyi waa réew mi comme ni ñu koy faral di waxee. waa ni kilifa diine yi seen cër ci réew mi xam nañ li mu doon te société mooy aw askan li leen di dalal mooy nit ñi am luñ dundee. waaw mooy nit ñi ne ci jàmm. yooya nag jumtuwaay yi nga xamante ni mooy dajaloo ngir mu mën a sotti. dafay jar a bàyyi xel ñun duñu tàyyi ci di fëgg seen bunt duñu tàyyi ci di leen leeralal ndax jàpp nañ ni rek dinañ àgg bés. ñu ne ay la yéwén ko fi léegi àggaguñu woon ca ba ñuy jëfandikoo loi bi ñun de yii am na yuñ ci réeroon kon nag laajaat nañ ñu toogaat ñu xalaataat ñu waxtaanaat ci boobaa danañ am solution parce que fii ak le 20 aussi desaat na ay weer. te mbir yi diggante xef ak xippi mooy ni ñu koy faral di waxe lu ne mën na cee xew. mais yéen bi ngeen defee seen grève bi ba pare ñetti fan boobu ak léegi amagoo leen ci benn solution bu positif wala. bon ñi ngi am ay solution parce que wax dëgg it ñi ngi gën a am ay nopp yi ñuy déglu waa ni grève bi wax dëgg nañ ko bëggee woon it ci coow nit ñi yëg ni ñiy yëngatu lii la nit ñi yëg ni njëriñal ndox ci ñoom lee la te lii bu fi jógee lii la leen di jeexital. donc loolu mooy loo xamante ni moo sababoon grève bi defuñ ko woon it ngir sonnal askan wi. waaw dañ ko defoon ngir waa askan wi doomi askan wi. doomi réew mi xam ni seeni mag seeni rakk seeni papa ak seeni soxna ak seeni borom kër. ñoo ngi doon yëngu ci loo xamante ni moo taxoon kër yi dal. donc kon lii mooy loo xamante ni moo waraloon grève bi nag bi mu jeexitalee léegi
ñu ngi am ay dégg nag ak ay yoon yoo xam ba tey ñu ngi doxee rafet njort waaye ne réew mi ñëpp xam nañ li fi xew daa am coow loo xamante ni daa tàbbi ci réew mi gën a rëy donc kon yu baree bari fu mu ne nii bu xawee am ralentissement ci wet yi dañuy comprendre ni noonu la waaye ñu ngi avancé te yaakaar nañ ni ba tey dinañ am solution waaw tey ban message ngay wax état bu Sénégal mooy li may faral di wax ñun ay doomi réew mi lañ doomi réew mi yoo xamante ni dañoo mës a jël seen itte seen am seen pas-pas def ko ci réew mi doomi réew mi ñi nga xamante ni jàpp nañ ni duñ daw génn réew mi te it wuti wuñ feneen leneen gëm nañ ni mën nañoo toog fii ci li di xeexle nguur gi ci chômage ci jël ay nit di leen liggéeyloo créer stabilité sociale nit ñi am dépense te mën a faj seen aajo ñuy investir di dem ci industrie ci anam boo xamante ni am na solo kon nag ñu ngi yaakaar ni ñoom waa nguur gi plus précisément le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall mu bàyyi xel ni doomi askan wi am na ci pàcc woo xamante ni ñu ngi yëg nooteel woo xamante mën naa diis te bu ñu seetaanee bañ àgg ak ñun foofu dana jafe lool du yem ci ñun kese nag ñi yoroon usines yi di xëy di ci liggéey waa ni càllale la mooy chaîne la boo xamante ni ñu baree bari dañ ci yëg seen bopp kon ñoo ngi koy ñaan di ko bàyyi loowaat xel ne nañ ñu dimbali nañ ñu bàyyi xel ñu toog ñu waxtaanee loi bii nii par rapport à applicabilité am ci datu 20 avril bi nga xamante jàmp na lool ci ñun kenn mënu cee waaj dara bu ko defee dinañ am solution yoo xamante ni comme CEDEAO nee na fii léegi 2025 dinañ am changement fii léegi 2025 lañ koy dakkal balañ cee àgg ñu xool loo xamante ni dina baax ci ñëpp. mu nga waaw xanaa jaajëfal la rek waxtu weenu xaw a xoj waaye waxtaan wi am na solo bu baax a baax Aminata xanaa ñu bàyyi la rek nga daaneel ak moom. waa di la jaajëfal Papa Madiakhaté Sam mi ñu àndaloon ci waxtaan bi naka noonu Ameth Diop ñu fàttali moom mooy coordinateur collectif bi ëmb ñiy yëngatu ci eau en sachet mooy wàllu production bi fële ca région bu Mbour di ko jaajëfal bu baax a baax ci wuy si bi mu ñu wuy si naka noonu Serigne Saliou Seck mi ñu àndaloon ci waxtaan bi. mu ngoog xanaa di la jaajëfal bu baax rek kàddu gu mujj gi. di sant di gërëm. tey baalu àq ñi nga xamante ni ñoom laa fi waxal wax yi mën naa am ay rëq-rëq waaye yéene gi yëpp mooy luy defar ci la aju woon di leen gërëm it yéen ñii te di leen sant te di leen ñaanal yàlla itte wi ngeen am ci soloy waa réew mi ba tax lu ngeen yëg muy coow ngeen woote ngir ma di cee waxtaan suñu borom gën leen cee dimbali jërëjëf di ko jaajëfal bu baax a baax jaajëfal Aminata Ba kàddu gu mujj gi ñuy wax askan wi yëpp ñu sàmm àllam gi te ñu góorgóorlu ci fàggu gi jëm ci coronavirus gi comme moom mooy li nga xam ne moo xew ñu daal di jeexale ak li nga xam ne moom mooy li gën a fës ci yéenekaay yi yëglekaay yi saa su ne dañu